salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñëwaat nañ toujours ci seen beneen numéro ziar spécial tabaski tey nag comme ni ñu koy defee à l'accoutumée doxantuwaat nañ ci ba suñu beneen invité fas yéene ko seet si waxtaan ak moom xool tabaski bi vraiment nan la koy dundee alors tey nag ki ñu seet si muy monsieur El Hadj Kassé ministre conseiller dañ koy bàyyi mu daal di nuyu ak téléspectateurs yi monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaw mais maa ngi leen di nuyu di leen remercier ci. ni ngeen fi ñëwee d'abord ensuite di leen féliciter. merci beaucoup parce que seen émission bi émission bu am solo la. jërëjëf te mu neex dagan di nuyu téléspectateurs yi waa FANS TFM ak groupe GFM mel na ne groupe bi ci la bokk. dëgg la parce que. bi ko Youssou doon taxawal liggéey woon naa ci ba ci tour bi groupe Futur Média macha allah donc c'est toujours avec beaucoup de plaisir laay accueillir waa groupe Futur Média wala waa groupe Futur Média seet si ma. dëgg la jërëjëf monsieur le ministre wax ji rafet na alors monsieur le ministre xam nañ ne instant bii ñu ngi ci wàccaay tabaski dem beeg dikk bi bëri na alors yéen fii ci biir fi nga xamante ne fi mooy présidence nan ngeen koy dundee ak yow aussi nan ngay préparer sa tabaski. bon xam nga nag période bi dafa di période bu jafe. jamono ji bu jafe ndaxte kenn réeru mbir ne mbas mi ngi law ci biir réew mi rawatina Dakar. Dakar c'est la capitale du Sénégal mi ngi concentré plus de 50% cas yi ñu am ci Sénégal yi. moo tax ren ni Korité bi meloon tabaski bi aussi dafa mel ni noonu la. tabaski nag lu am solo la ci ay musulmans. waaye malheureusement ñu ngi koy feete ci contexte bi nga xam ne contexte bu jafe la. parce que contexte mbas la. mbas mi xam nañ ne ni muy wàllee dafa gaaw. ni muy tëralee nit dafa gaaw. et puis malheureusement ba léegi boroom xam-xam yi médecins yi ak chercheurs yi amaguñu vaccin bu mën a faj maladie yi. d'accord te xam nga aussi bu dee tabaski fête la fête musulmane la nit ñi dañuy demalante. nit ñi dañuy dem ci jàkk yi et cetera yooyu yëpp nag daf ñu war a yee. ci ay mesures yi nga xam ne war nañ ko jël. pour que tabaski bi bañ a nekk une opportunité pour le virus muy gën a law encore. d'accord alors monsieur le ministre moo tax bon fii niñ ko dundee la ñuy dundee parce que ku nekk yaa ngi sa bureau di liggéey. ñi nga xam ne mën nañu ñëw. parce que am nañu ñi nga xam ne aussi mënuñu ñëw. bien sûr ñi nga xam ne dañu am comorbidité. maanaam yeneen feebar. yi aggravé. virus bi am nañ ñi toog seen kër. mais globalement ni ñu ko doon préparer lañ koy préparer chacun dans son bureau. day liggéey sur ses dossiers. d'accord alors monsieur le ministre vous êtes natif de Matam donc da ngay tabaskee Matam wala yaa ngi Dakar. non maa ngi Dakar. yaa ngi Dakar. keroog laa jógee Matam. alors week-end bi laa fa demoon. parce que dama fay dem régulièrement. xam nga avant. 700 kilomètres. maanaam mun nga def pratiquement 14 heures ba 18 heures de temps pour egg Matam. parce que waaw bu njëkk. bon bu njëkk mun nga def 4 jours ou même une semaine. ba après ñu wàcc ba 700 kilomètres ak à 17 heures 18 heures parce que Saint-Louis ngay jaar. alors fii ba Saint-Louis ça fait 270 kilomètres. Saint-Louis ba Matam ça fait 401 kilomètres à peu près. donc foofu ngay jaar Richard Toll jaar Ndioum jaar et cetera et cetera. mais léegi ak Ila Touba ak yoonu Linguère Matam tu fais 5 heures de temps. 5 heures et demi de temps. xam nga loolu nag ñun nga xam ne
ay fuutanke lañu daf ñuy arranger loolu parce que mun nga fi yeewu jóge fii à 8 heures par exemple wala 9 heures dañuy añee Matam kon loolu progrès la maanaam léegi ay on est civilisé quoi. Voilà monsieur le ministre alors ci foofu sax laa ñëwee parce que yow moom Dakar ngay tabaskee leer na mais tey ñi nga xamante ne voilà donc la majeure partie peut-être des Sénégalais ñu bëri dañuy dem ci région yi donc foofu la ñuy tabaskee dañuy ñibbi Dakar pratiquement kenn dëkku fi alors sànq ci sa biir wax ñu ngi doon waxi pandémie muy coronavirus alors tey yow nan nga gisee li nga xam ne mooy communication bi par rapport ak coronavirus ak tey yan mesure vraiment yu strict la ñu war a jël ci yow ni nga ko xalaatee pour que ñi nga xamante ne par exemple ñu ngi jóge Dakar di dem ci région yi affaire bi peut-être propagation mi ngi gën a jël ampleur yooyu noonu yëpp tey yow lan nga ci xalaat ak ban méthode nga gis peut-être buñ ko tegee tey dina mën a alléger tuuti parce que gis nañ aussi que ni vraiment relâchement am na carrément. C'est ça bon xam nga man keroog maa ngi woon Matam li ma gën a frappé mooy foofu xam nga foofu amul cas presque amoon nañu cas importé ñu jóge woon Dakar ñëw foofu je crois 2 ou 3 peut-être mais depuis lors amatul cas je touche du bois ñu ci sant yàlla mais li ma remarqué même bu amul cas gars yi ñu ngi jël ay mesures gestes barrières yi ñuy woowee geste barrière maanaam ñu ngi kër boo dugg am na dispositif pour raxas sa loxo kër boo dugg ensuite ñi ñu ngi sol ay masques nuyoo am na mais c'est exceptionnel waaw c'est exceptionnel c'est-à-dire que boo tase am na ñi nga xam ne da ngeen di tase ñu bëgg la nuyu bon xam nga tukulóor dafa ñun tukulóor yi dañu metti parce que dañu fayda lool relation humaine relation sociale nit ki bu la buggee nuyu nga bañ mën na ko gisee neneen tu le blesses voilà day mel ni da nga ko jandi te loolu tukulóor du ko supporter même wolof du ko supporter joolaa du ko supporter personne mais en particulier foofu mais nag de plus en plus nit ñi ñu ngi comprendre que ne pandémie bi maladie bi coronavirus bi moo tax nuyoo bi mën na ñàkk. Bien sûr. parce que nit ki boo ñëwee ne ko asalaamaaleykum mu tontu la doy na. nuyoo tu n'es pas obligé de serrer la main. mais serrer main boobu nag sociologiquement mooy non seulement yëg nit ki mais bëgg ko transmettre ta sympathie. ak ton affection. dégg nga moo tax boo téyee loxo nit ki nga koy yëngal bu baax pour mu sentir la. mu sentir sa corps dégg nga am na ni muy def même ci yow day def ci yow benn frisson da nga koy yëg sa yaram n'est-ce pas parce que dafa mel ni transfert amical wala transfert amour lay signifier te sociologiquement geste bu am solo la mais malheureusement pandémie bu ñëwee dañu war a adapté wu bi nag mooy bu nanu def ay salaamaaleykum sa bañ a nuyonte bu affaire bi jàllee dinañu ñëwaat ci suñuy aada suñuy cosaan voilà mais donc loolu daal moom daf ma frappé nit ñi amuñu cas mais ñu ngi sol seeni masque même dans les villages d'accord ñu ngi sol seeni masque ñu ngi raxas loxo yi nuyonte yi bon vraiment c'est exceptionnel et donc ñu ngi leen ci sant di leen gërëm Dakar nag dafa Dakar xam nga Dakar dëkk bu mag la maanaam une ville cosmopolite yaa ngi ko doon wax léegi kenn dëkkul Dakar nit ñi xamante wuñu comme ni ñu xamante ci benn village xam nga village dafa tuuti ñëpp xamante donc am na li nga xam ne da nga koy ruus a def mais en ville il y a pas la culture de la honte non parce que ban dama lay romb xamuma la te ñemewoo ma wax defal lii wala defal lii alors que village mun nga romb nit ki du sa pap du sa mag du sa nijaay du sa yaay mais sañ na la wax defal lii wala defal lii parce que foofu communauté bi groupe dafa am primauté ci nit ki waaw dafa am primauté ci nit ki sëriñ si mun na la wax nga def lii
mais en ville c'est pas possible, c'est pas la même chose. parce que nit ki da nga koy wax mais defal li mu ne la mais yow foo ko teg xanaa yow yaay kan ah. moo tax léegi je crois que ministère bi ñu ngi améliorer communication bi. parce que avant aspect biomédical bi maanaam faj bi dafa amoon primauté ci stratégie mais léegi ñu ngi dugg ci gox yi ñu ngi recruter d'ailleurs plus de milliers de milliers de jeunes recruter leen pour ñuy dem ci gox yi ci marché yi ci plage yi pour sensibiliser nit ñi wan leen ni mbas mi ngi fi mbas mi day rey maintenant nit ki mun nga wax bon toutes les façons su ma dund kon bu mu buggee dee ma dee parce que en fait épidémie wala pandémie wala mbas affaire communautaire la affaire sociale la mbir mi affaire sociale la d'abord donc avant ñuy egg ci médecin am na li nga xam ne mooy environnement social ak culturel bi ci loolu la ñu war a agir dégg nga ñu bañ a xaar ba nit ki di soxla dem hôpital voilà parce que affaire bi ay comportement la ay attitudes ay habitudes yi ñu amoon ci loolu la ñu war a agir pour que justement nit ñi bañ a soxla médecin. D'accord. médecin bi dafa war a nekk vraiment un truc ultime. l'ultime recours la dernière étape. bi nga xam ne bon c'est absolument nécessaire nga dem seeti médecin mais li gën mooy avant ñuy seeti médecin fekk chaîne de transmission bi on l'a rompu. D'accord donc monsieur le ministre est-ce que xalaatoo que ni comme que ci période tabaski lañ ne ñëpp dañuy dem ñi seen région yi ñu tabaski ñu confiner Dakar vu que Dakar moom vraiment fii la cas yi ëppee ba instant bi sax jéggi na dayo pratiquement kenn xamatul amatuñu peut-être maîtrise ci li nga xam ne mooy feebar bi. waaw loolu xawma ban décision la autorité bi di jël. vraiment mënuma ci sori. D'accord. Même si ça peut être difficile. non sa xalaat bopp personnellement mais man su ma xalaat bopp xam nga nit li koy différencier ak un animal. ak mala. ak mala li wute nit ak mala li leen di différencier mooy lii. mooy xel. lu tax parce que xel mooy tax nit ki am responsabilité. waaw xel moo tax nit ki am responsabilité. responsabilité mooy def li la war bañ a xaar ñu wax la ko. walla ñu sant la ko. loolu mooy responsabilité. responsabilité boobu nag sa responsabilité la. suma responsabilité la responsabilité oustaz la parce que loolu mooy société. société mooy yow kii man après mu nekk ñun. waaw ñun boobu nag boo demee ba xam ko xamee ko ràññee ko rek responsabilité mi ngi foofu. donc responsabilité ñi mooy man mun naa dem Matam mais bu may dem aussi il faut. ma jël su may matukaay pour bañ a indi foofu mbas mi parce que kenn amul intérêt di ko yóbbu sa dëkk boo demee kër ga yaay am na sa yaay wala am na mag ci kër gi n'est-ce pas am na ay jeunes aussi parce que contrairement à ce qu'on croit mbas mi dina attaquer jeunes yi aussi te dina rey même les jeunes ça il faut pas se faire des illusions benn pays comme Canada on s'est rendu compte que la plupart des malades de plus en plus ñu ngi diggante 16 ans ak ay 39 ans. de plus en plus. Contrairement à ce qu'on pense que ni mag yi rek lay jël. très bien du mag yi rek. mais mag ñi la gën a yàpp parce que xam nga comme disait l'autre la vieillesse c'est un naufrage. yenn pathologie yi booy màgg da ngay am yenn pathologie yi. donc il faut que nit ñi am responsabilité nag booy dem da nga war a ànd ak moom.
voilà. d'accord merci monsieur le ministre je pense que wax ji leer na et que ku nekk yéen a ñoo ko déggandoo alors ñu ñëwaat toujours rek ci contexte tabaski bi monsieur le ministre tey ban anecdote nga dund ci tabaski tey nga mën ko partager ak téléspectateurs yi. ayuma ci anecdote de. non benn rek bu mënoon tuuti naa rek maye ay mayo yu neex mais xëy na âge bi la quoi ah ba âge bi. mais am na loo dund ci tabaski loo xam ne doo ko fàtte. da nga koy fàttaliku di reetaan doo ko fàtte mi ngi fii tey da nga naan ba ñu nekkee jeune wala voilà am na yoo xamante ne peut-être tabaski. ba daal j'ai un copain. bon li ko arrivé woon xam nga temps yooyu Matam bariwuloon tailleur. ok. malheureusement dañu lem captant bi mu commandé les consorts ndekete fàtte nañu benn loxo bi tu vois c'était tout un tas de problèmes parce que tu es obligé de recycler. bien sûr maanaam yére bi nga solo wala nga ab ñu abal la ko. redoubler. waaw alors et donc ba léegi on l'appelle le manchot manchot mooy ki nga xam ne benn loxo la quoi. bon. léegi ay mag lañu. parce que quand même bon on a dépassé la cinquantaine. Bien depuis sûr. Longtemps mais ba léegi. da ngeen koy tooñee. waaw noonu lañ koy tooñee et c'est inoubliable. bien sûr parce que pratiquement ce club bi tout le monde était au courant. Tu vois. mais beneen yoon naa leen préparer ay may. jeex na merci monsieur le ministre. alors avant que nag ñuy comme ni ñu koy defee chaque fois rek suñu sponsor yi ñoo ñuy gunge ci biir émission ziar balaa ñuy jox suñu invité li nga xam ne moom lañ ko indil tey sponsor yi jagleel ko dañuy dem seeti oustaz ñu xool waxtaan bi fan lañ yeggoon démb ak tey lan la ci dolli oustaz. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mbokk yi ginnaaw bi nu leen waxee asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbooleem téléspectateur boo xam ni jamono bi yaa ngi jàkkaarloo ak télévision Futurs Médias di nuyu nag sunu gan gu tedd gi nga xam ni mooy monsieur le ministre di ko ñaanal yàlla bu baax yal na yàlla taxawu ko yal na yàlla sàmm ko yal na yàlla kàttanal ko ci darajay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bu fekkee yaa ngi ma doon topp démb ci sunu waxtaanu tabaski bi waxoon naa la tey dinaa la wax. façon xar yi nga xam ni mënul tabaski ndax jaamu yàlla bu nekk am na lu koy yàq boo demee ci julli am na loo xam ni boo ko defee ci biir julli gi dafay yàq sa julli am na loo xam ni tey boo jàpp woon ba pare def ko dafay yàq sa njàpp am na loo xam ni tey boo demoon màkka la ñu fay tere ci aj gi nga def ko dana yàq sa aj koor tamit kazalik bépp jaamu yàlla bu la yàlla sant am na yu mu ca cité ni boo ko defee mu yàq jaamu yàlla gi tabaski nag sunna la waaye bàyyil xel ni xar yi nga war a rey am na ci yoo xam ni boo ko jëndee rey ko amoo tabaski bokk na ca xar yi nga xam ni cité nañu ko wax ni xar yi mënta tabaski xar moo xam ni almaridu al umyaau al arjaau al gadbaau al ajfaau xar yi ma la citéel yépp amu ci benn xar boo xam ni mën naa tabaski bu ma la nee almaridu mooy xar moo xam ni daa feebar xar moo xam ni foo ko fekk mi ngi tëdd tayeel xar mu tayeel man ta tabaski xam nga façon xar yi Buuba Nduur di jënd xar yooyu man ta tabaski xar moo xam ni daa feebar waaw xar moo xam ni dafa tayeel foo ko fekk fa mu tëdd wérul ci santé wérul xar mu feebar mën ta tabaski ñu ne ko ak ban mu ne al umyaa u xar mu silmaxa xar mu ponkal lool waaye boo ñëwoon ca bët ya naan nii du la gis xar moomu man da tabaski lu mu ponkal ak lu mu cher na nekk façon race bu ne waaye bu fekkee daa silmaxa man ta tabaski ñu ne ko ak ban mu ne al arjaa u xar mu yooy xar moo xam ni dafa mel ni yaawa xar mu yooy xam nga xar moomu man ta tabaski waaw xar moo xam ni dafa yooy amul kàttan bu nawleem waaw bu rey mu dee reyul mu dee am na xar yoo xam ni bu àndeek si ay nawleem ca gannaaw lay ne lu mu ponkal yooyaay gaa tax mën ta dox xar moomu it mën ta tabaski ñu ne ko ak ban mu ne al ajfaa u xar mu loof xar moo xam ni moom yow nit ki même boo ñëwee fekk xar yi moom bii ku la ko may it doo ko jël ndax xam nga da ngay ragal jënd ko ci daral bi avant ngaa àgg sa kër mu génn àdduna xar moomu mën ta tabaski al ghadbaa u ak xar moo xam ni nopp ya daa dagg xar moo xam ni béjjën ya daa dagg xar moo xamante ni bii tey jii boo ko xoolee ay cëram ya ca mat bariwul xar mu mel noonu man ta tabaski bu ko defee xar yi cité woon nañ ko wax ni
mënul tabaski bokk na ca itam at tawlaa u xar mu néew kàttan kon façon xar yi ñu la wax mi ngi noonu xar mu néew kàttan xar mu loof xar mu yooy xar mu silmaxa xar moo xamante ni bi itam dafa feebar ndax léeg-léeg nga dugg ci gétt gi am ci xar moo xam ni foo ko fekk biir bi day daw xar moomu mën ta tabaski bu ko defee yii na ko jullit ñëpp bàyyi xel insha allahu taala ndax jaamu yàlla dañu koy sellal façon xar yi nu la wax ni moo mën a tabaski lu sa poche néew bu fekkee sharia yii mu la wax xar mi mat na ko rek mooy xar mu tàmbalee juróom-benn weer mbaa juróom-ñetti weer waaye nag na wér ba yii ma la citeel yépp xar mi du ko am su boobaa xar yooyu dana mën a tabaski ni mu valable ci xar mi noonu la valable ci bëy bi noonu la valable ci nag bi noonu la valable itam ci giléem gi bu ko defee façon xar yi moom mooy xar yi nga xam ni kenn mënu koo tabaskee bu subaak jàmm insha allahu taala ci laa lay wax tabaski bi dëkkmal si na wax naa la façon xar yi nu mën a rey wax naa la ñaata weer la war a am wala ñaata at la war a am léegi nag avant tabaski li dox ci diggante bi taxawaayu araf naka lañ koy defee yan ñaan la ñu ciy def suba laa la koy wax doog a ñëw nag ci jouru tabaski ci boppam yan lañ ci war a def ba subaak jàmm insha allahu taala yaa awa vous avez la parole. damay jàng école. voilà chers téléspectateurs gis ngeen tey oustaz li la leen indiloon ci li nga xamante ne mooy tabaski ak diine lan la ci wax ak xar bi nga xam ne moom lañ war waaye oustaz xar bu jaal nag non oustaz question bu sérieuse laa lay laaj. mais xar bu amul bëñ. mais bépp xar moo xam ne boo ajee tuñ yi. waaw daray bëñ amu ko. xar moomu mënta tabaski. jërëjëf oustaz. bépp xar moo xam ne boo ajee tuñ yi. daray bëñ xar mi amu ko xar yi Buuba Nduur di tabaske xar yooyu mënta tabaski. ay dugg ci Buuba ay ca voilà donc monsieur le ministre donc ñoo ko déggandoo je pense que le message est bien passé donc du ñu dem nag tant que du ñu dem tant que joxuñu la sa li nga xam ne mooy teraanga bi ñu la indil muy jus. muy jus original merci oustaz muy jus original ak jus bi nag nee naa leen jus la ba pare en même temps da ngay lekk fruit ci biir ak li nga xamante ne mooy huile j'adore enrichie en vitamine A huile de tournesol la 0% de cholestérol ak fruit mi nga xamante ne ñu ngi ci ñoom lañ ci àndal muy calpé comme ni ma ko waxee nee naa nag fruit dafa def lu am solo dafa indi li nga xam te ne mooy transfert d'argent boo xam ne sa kalpe la da nga koy yor foo dem rek di nga mën a yónnee mbaa ngay jot xaalis te doo fay dara promotion tabaski lañ def nag donc loolu yëpp di nga ko mën a am ci dièse 150 dièse wala nga dem ci Play Store wala App Store nga télécharger li nga xam ne mooy application Free donc yooyu sponsor yi ñoo ñu ko jagleel monsieur le ministre ñu ngi lay sant. merci di la gërëm vraiment ci li ñu recevoir fii di la bàyyi rek nga tàggoog téléspectateurs yi. waaw mais maa ngi leen di remercier émission bi neexoon na trop. waaw mais dafa gàtt nag. yaa awa oustaz. parce que ay enseignement yu am solo. la fi wax donc dinañu def attention ci xar yi parce que. li mu wax moom leer na quoi. vraiment leer na les types de xar. yi nga xam ne kenn mënu ko tabaski. di remercier aussi seen sponsor yi. lii nag dinaa ko jagleel ñi am naa fi benn groupe séeréer laa. ñoo ko moom ak ñi sant Sall sauf le président. ñi sant Sall sauf le président. leer na voilà comme oustaz jox nañu ay conseils. ñun aussi. dañuy delloo teraanga n'est-ce pas te xam naa da ngeen soxla ay xar yi ngeen di jox ay. voilà ñu ko soxla waaw man nag dinaa ci def suma participation joxe xar. incha allah macha allah merci jërëjëf macha allah xar yi mi ngi commencé. waaw xar yaa ngi bari nag waaw xar yi moom liste baa ngi yëg. ayca donc loolu yëpp nag yéen téléspectateur u TFM yéen ko moom ku ci sa wërsëg nekk rek incha allah dinañ dox ba dajeeg yow jox la sa xar mu daal di sa cadeau tabaski alors ñun nag fii la ñuy jaar di leen tàggu di leen jox rendez-vous demain incha allah ak beneen invité et d'ici là